mbokk yi ci Seydina Muhammad mbokk yi ci Cheikh Tidiane ak mbokk yi ci Cheikh Ibrahim ak mbokk yi di délégation boobu wàcc ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak jëmmam gannaaw bi ñu sante yàlla di julli ci sang-sang yi muy Seydina Muhammad di dalal kenn ku ci nekk di ko tatagal dalee ko ci ki jógee ci sori ba ki gën a jege di leen dalal di leen tatagal ci kàddu sëriñ bi moom mi nga xam ne mooy njiitu jotaay bi ya ummuka wafdun qad tawal arda tairan illa al mustafa al muxtaari bahra al ataai comme nag yàlla moo ñu waxoon ne maa ngi leen di dig bés boo xam ne dina ñëw waaye bu boobaa mbooleem ñi ragal yàlla dinañ leen màng ñu nekk ay délégation wàcc ci ki nga xam ne mooy aynu rahmaan di jëmmu rahmaan te rahmaan buñ ko waxee mooy faatix mooy xaatim maanaam rahmaan moo ibbi moo tëj nga ne ma fu mu ibbee ma ne la ci sifatu zaati melokaanu jëmmi yàlla ji nga ne ma fa mu tëjee ma ne la ci manaazilu aynu zaati muy fa jëmmi yàlla ji wàcc muy naasul ndax li tax mooy nubuwatu moo ñëw nekk ki nga xam ne mooy rahmatul xalqi yàlla na yónnent bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yónni naa la yow Seydina Muhammad nga nekk yónnent pour mbooleem mbindeef yi waaye yónnent bi yërmande la waaye dañ ko yónni kon day dox yónnent boobu feeñaat ci beneen feeñuwaay nekk aynu rahmaan nag di jëmmi yërmandeel àdduna moo tax nga dégg sama mbokk firikatu zahir yi buñ koy firi dañ naan arrahmaan yàlla muy yërëm bépp mbindeef ci àdduna arrahim yàlla muy yërëm ku ko soob ca àllaaxira dëgg la ndax arrahmaan yàlla moo yërëm bépp mbindeef ci àdduna foofu mooy melokaan ak feeñuwaayu wilaayatu bu Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane moom yërmandeem ñëpp xaj nañ ci ndax moom daf ko basal daf ko sànni rek koo dajeet yaa moom waaye mu daw tuuti dem ci aynu rahim muy jëmmi yërmande bi nga xam ne dañ ne arrahim yàlla mooy yërëm ku ko soob ca àllaaxira àllaaxira mooy xilaafatu bu fekkee àllaaxira mooy xilaafatu nag yàlla moo fay yërëm ku ko soob mooy yàlla mooy tànn ku ko soob feeñal ko boppam ci boppam bu boobaa nga nekk nag ñeel yàlla ñu koy tuddee aarifu billah waaye nag rahmatu boobu daw ci aynu rahmaan daw ci aynu rahim moo sujuutaan nag nekk aynu rahmati arabbaniyati fan nag ci mbooleem ñetti wàccuwaay yooyu fi ñu wàcc te mooy mutazahir bi nga xam ne mooy feeñuwaayu mazahir yi moo tax kooku mooy aynu rahmati bi Cheikh Ibrahim waxoon ne raaytu rasulallahi aynan li rahmati bihi yahtadi man dalla fi mahmahil xafri mu ne daliltu bihi yawman wa yawman wa saalisan wa ma huwa illa wa nabiyun bina yasri wa ma huwa illa xadratun la abuhu bisrihi li zaydin wala amrin li saxwin wala sukri Cheikh Ibrahim mu ne gis naa yónnent bi mu nekk jëmmi yërmande yow mi am xel xam nga ne jëmmu balañ koo wax dafa complet dafa mat kon yónnent bi mu ñëwee yónnent ba nga xam di melo yàlla foofa matewut fa mu dox tuuti nekk turu yàlla matagul mu dox tuuti nekk jëmmi yàlla fam feeñ nag ñetti yooyu kii mooy jëmmi mat kon kooku mooy aynu rahmati ndax jëmmu mu ngi takkoo ci melo ak tur jëmmu door a wàcc ki feeñee jëmmu door a feeñ nga gis jëmmu kon bu fekkee loolu am na
ñu xam kan mooy yónnent bi xam lan mooy yónnent bi xam lan mooy wàccuwaay yónnent bi loolu lañu alquran wax nañu tilka rusulu fadalna ba'dum ala ba'd yónnent yooyu bam naan yónnent yooyu nag fi mu taxaw a tax dafa taxaw ci wàccuwaay bi ne la tilka ñooña mooy mazahiri arusulu ñoo yónnent yi mu ne fadalna ba'duhum ala ba'd gënal naa ñeen ñi ci ñeneen ñi nga ne kum gënal ma ne la kam gënal nag mooy yónnent bi feeñ ci nubuwa ak ci wilaaya ak ci xilaafa moo tax mu ne minhum man kallama Allah am na ci koo xam ne yàlla daf ko waxe te xam nañ ne Muusa mooy kalimullah kon xam nga ne kooku moom feeñee na feeñuwaay wilaayatu ngir lan buñ ne feeñee na feeñuwaay wilaayatu nga ne foo teg ne Muusa feeñee na wilaayatu ma ne la Baay Ñas nee na ba Muusa di dajee de Xadir tariqa tijaan la doon jëli kon kii Muusa ba Muusa di dajee ji ak Xadir tariqa tijaan la doon jëli kon kii Muusa kon yow xam nga kuy Muusa nga jógee waat foofu nga gisaat mu ne wa rafaa ba'duhum darajaat mu ne ma yéegal ñeneen ñi ay daraja nga gis waa nubuwatu ñëw na mu ne waaye nag wa aatayna Isa ibnul Maryam al bayyinaat ma jox Isa ibnu Maryam yu leer yi kon nga xam ne ki yàlla yëkkati darajaam mooy nubuwatu ki mu waxe mooy wilaayatu ki mu yéegal darajaam mooy xilaafatu muy Isa moo tax mu ne wa aatayna Isa ibnul Maryam al bayyinaat yu leer yi la wax waaye lu yu leer yi nag ku koy leeral moo tax mu teg ca ne wa ayyadnaahu bi ruuhil qudus Isa boobu nag ma dëgëree ko renforcer ko ruux bu sell bi kon ruux bu sell bi moo renforcer Isa moo tax ruux bu sell boobu nag lañu Cheikh Ibrahim jàngal nañu wa maa liya zaadun fil maadi siwaahu fa layti bi qalbi ruuhu kal qudsu yanfusu man Cheikh Ibrahim fa may dellu kon day dellu aw ma fa yóbbal lu dul man yónnent bi mooy sama yóbbal foofu waaye mu ne yellante woon yónnent boobu taxaw ci sama biir xol bi di fa noy di fa baatu te ñun xam nañ xolu Cheikh Ibrahim kon kan mooy yónnent bi taxaw ci xolu Cheikh Ibrahim kon ala kulli haal mbokk yi ñu ngi wax ne kenn ku nekk ñu ngi lay tatagal ci wàccuwaay yooyu nga xam ne yónnent bi noon na lii mooy dëru ajal kenn ku nekk ñu ngi lay tatagal ci sa tur ak sa jëm bàyyuñ kenn moo xam muy taalibe suñ mbokk taalibe moo xam muy muqaddam moo xam muy sëriñ moo xam muy doomu baay moo xam muy tiijaan moo xam muy kudul tiijaan képp ku fi teew ak ku teewul ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa jëmm ci kàddu sëriñ bi di wax ne lii mooy suñ jotaay moo ñu daje ak suñ sëriñ dama ne munaasaba yi ñu daan def yëpp dañ daan wàlli yaani waaye bii nag suñ dëkk moo tëgg ndax li tax suñ dëkk moo tëgg tey nag la ñuy ñun bakk suñ mbër bi nga xam ne ñun moom lañ gemb ndax li tax mooy fuñ mës a dem mbëru jàmbur lañ demal waaye tey nag suñ mbër moo xewle moo tax tey fii la ñu ñëw ziyaar te ziyaar bi dagan na war na ndax li tax dagan na war na mooy Cheikh Ibrahim moo ñu jàngal ne innahu haqqan daji'i wa rafiqi fil majali yónnent bi moom mooy sama tëddandoo ba fu may tëdd moom laa tëdd waaye fu may wër moom lay àndal ndeke ñu déggee ci ne yónnent bi mooy majjalkat bi nga xam ne moo wër moo tax ñun suñ sëriñ li tax ñu koy ziyaar mooy dafa nekk jëmmi majjalkat bi di wër di majjal pay yàlla bi yëpp indil ñu nit ñu majjal ci suñ poos indil ko dagan kon ala kulli haal loolu moo ñu dajale suñ sëriñ kon Cheikh Ibrahim bismillah fal yatafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le plus haut, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent, bref, l'éternel. Paix et salut soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
le sceau des prophètes, guide de la Oumma islamique, symbole de la vérité et du salut. Hommage à son premier successeur, Paul des érudits, guide fondateur de la voie spirituelle de la Tijaniya. Je veux nommer Maulana Cheikh Aboul Abbas Ahmad Tijani radiallahu anhu. Hommage à leur unique et seul calife de tous les temps, guide fondateur de la gnose divine ou de la Faïda Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim Niass Al-Kaolaki. Le saint homme aux dimensions transnationales ou internationales, qui a su parcourir le monde afin de propager l'islam, la voie de la Tijaniya et sa gnose divine, et d'unifier des peuples de race blanche, noire, jaune, j'en passe. Par le biais de sa doctrine fondée sur les grands principes de la charia, de la foi et de la perfection et même de la sagesse. Hommage à notre vénéré guide, je veux nommer le grand avocat de Cheikh Ibrahim, la référence, le guide au front éclairé de tous les temps, Maulana Cheikh Sang Babacar Ndiaye. L'homme aux dimensions multiples, sanctuaire de la sagesse et de la perfection, la référence d'une jeunesse saine. Mesdames, Messieurs, musulmans et musulmanes, honorables invités, autorités administratives, politiques, morales, religieuses, mes chers condisciples de la Fidyanu Sidqin, bonsoir. À l'occasion de la 3e grande Ziara annuelle 2011, dédiée à son vénéré guide, Maulana Cheikh Sang Babacar Ndiaye, la Jamaatu Fidyanu Sidqin souhaite par ma voix la bienvenue à ces honorables invités de marque qui de près ou de loin ont effectué le déplacement pour venir assister à cette grande cérémonie unique de son genre. Par ailleurs, nous profitons de cette opportunité pour manifester à l'endroit de toutes les personnes qui ont contribué financièrement ou matériellement à la réussite de ce grand événement, nos sentiments de satisfaction et de gratitude et de reconnaissance. Après ces passages de salutations et de remerciements, permettez-moi de rendre un grand hommage mérité et très nourri à ce grand homme. Sanctuaire de la sagesse, avocat de l'islam et de la tariqa du Tijaniya, mais aussi de la faïda du Tijaniya. Musulmans et musulmanes, mes chers condisciples, le rendez-vous que Cheikh Ibrahim avait fixé à tous ses disciples en disant فَمَرَةً أُخْرَى تَرَوْنَ عَجَبًا مِنْ فَيْدِ ذَا الْقَطْبُ إِمَامُ نُجَابًا est venu. Ce grand jour où, disait-il, vous verrez des choses extraordinaires dans ma faïda, a sonné avec l'apparition de ce saint homme, je veux nommer Maulana Cheikh Sang Babacar Ndiaye, qui, à travers son esprit éclairé, sa vision transcendante, a pu révolutionner l'islam, en particulier la faïda de Cheikh Ibrahim Niass. C'est celui-là que ce dernier faisait allusion lorsqu'il disait Al-Abdu qad laqiya aynul ilmi wa jaa iznu biduni waqti. De même, Cheikh Tijani renchérissait en disant wa iza safalaka min zamanika wahidun
فهو المراد. وأين ذاك الواحد؟ وأين ذاك الواحد؟ Il faisait allusion au Messie, sauveur de l'humanité, qui est difficile à reconnaître parmi les hommes. Celui-là, je déclare, est Maulana Cheikh Sang Babacar Ndiaye, puisque c'est lui qui a consacré l'ascension des talibés avertis vers la perfection, la sagesse et la grandeur spirituelle. C'est grâce à lui que le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les écrits de Cheikh Tijani et en particulier de Cheikh Ibrahim ont été revivifiés dans les cœurs. Ce qui se disculpe ainsi par les propos de Cheikh Ibrahim qui disait Uhatibu khayran nas wa huwa mahi wa qad wajjamtu shayri lil maqam yashur. Ceci pour marquer le caractère transcendant et vivant de ces écrits qui annoncent la venue de cet homme. Bref, c'est grâce à lui qu'être talibé Baïs a tout le sens qu'il mérite aujourd'hui. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être un disciple de Baïs. Puisque c'est lui-même, je déclare, qui choisit ses talibés selon des critères précis. Au fait, qui est talibé de Cheikh Ibrahim? Qui est talibé de Cheikh Ibrahim? Dans une lettre qu'il avait écrite, il disait que son disciple est celui qui s'assimile avec les 4 stations de Dieu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Cheikh Tidiane et de Cheikh Ibrahim. Ainsi, il écrit Fama ana ala arifi indi man fanniya fi zati maratan fi sifati maratayn wa fil ismi maratan wa asbata al wujud bil haqaiq salasa wa ra'u aynan wa asbata al asma'i bil ismi wa ra'u aynan. C'est l'étape de l'ascension ou fanaou du talibé. Après celle-ci vient l'ultime phase de la descente spirituelle du disciple, appelé Baqaou, dans laquelle il verra toute la créature en soi, ce qu'on appelle Nizab. C'est seulement à ce prix que vous deveniez un vrai disciple de Cheikh Ibrahim. Un modèle qui incarne les vertus de la charia, de la foi et de la sagesse. C'est pourquoi il disait Fashakhsi ladayhim wal fuadu bi taybat bi jirani sitkin sajidin waro. Alors, ces talibés dont il parlait, cohabitant avec lui, sont les partisans de la Jamaat Fidyanu Sitkin, très fiers d'eux. Cheikh Ibrahim s'exclamait en disant Fahaza bi jiddin laysa bi khazli liman lana bi Fidyanu Sitkin yazkuruni masjid. Musulmans et musulmanes, mes chers condisciples, permettez-moi de vous parler un peu de la Hadratul Nasut, qui est source de polémique aujourd'hui entre les talibés. Cheikh Ibrahim nous avait déjà parlé de cet univers plein de sagesse à travers de ses ouvrages en disant alayka salatu wa salamu fatasriqu min anwari qul nasut. C'est à cet aéroport où se trouve le prophète que Cheikh Ibrahim allait atterrir quand il disait Nasaltu lada khairul wara mutakaffifa wa arju bi ma lam yara Allah. Il ajoute en affirmant que personne n'a foulé les pieds dans ce grand univers merveilleux d'où il partait en disant Sarabika laylan suma adanaka raqilan ila qadrati lam tulfa mawti ahmus.
Nous n'avons pas à nous polémiquer. Au contraire, nous devons rechercher la vérité si nous voulons aller de l'avant. Cheikh Ibrahim nous avait tous avertis que son successeur allait apparaître à Dakar. Et c'est lui qui va enseigner toute son œuvre. C'est en ces termes qu'il le disait: Rafaqani min kawlaqal aminu fa huwa aminullahi la aminu wa min Dakar hina tirtuja ghayril wara wa batini ada. La noble mission de Cheikh Sang Babacar Ndiaye, fondée sur la charia et le haqiqa, lumière divine, vise à écarter de la faïda de Cheikh Ibrahim toutes les affirmations fausses que les prétendants talibés y ont inclus et qui discréditent le chemin que ce dernier nous a tracé. Ce sont entre autres, Baye Niass fait partie des érudits, ou en wolof Baye Khoudoubou la. Baye Niass ne peut être connu ou bien Baye kenn du ko xam. L'existence d'une seconde faïda appelée en wolof Faïdou Sani. Baye n'a pas de successeur ou bien Baye amul Khalifa. Et la marche ou l'élévation du croyant ou talibé dans les univers transcendants de la sagesse et de la perfection de Dieu, ou en wolof Seydou. En somme, Maulana Sang Babacar Ndiaye, avocat de Baye Niass, cherche à libérer les croyants des contraintes de la vie en les amenant vers le Dieu, en les inculquant les vertus de la sagesse et de la faïda. C'est en ces termes que je prends congé de vous en disant: Ya ummuka wafdun hatta wal arda ta'iran ila al-Mustafa al-Mukhtari bada hatayi. Vive Maulana Cheikh Ibrahim, vive Maulana Sang Babacar Ndiaye, vive la Jamaatu Fidyanu Sidqin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, jazakumullah Cheikh Ibrahim. Kon Seydi Baro dañ koy jox mu jël micro bi pour defal ñu moom tamit discours am comme ni ma leen ko waxee ci li nga xam ne mooy làkku anglais. bu paree incha allah ñu jàll ci discours bi ci topp, bu paree ñu door a continuer. Bismillah Seydi Baro. Tani rajim. Bismillahi Rahmani Rahim. Dear fathers and mothers, dear brothers and sisters, dear ladies and gents, dear honorable guests, the Jamiatul Fidyanu Sidqin is really pleased to welcome you in this holy night where we are celebrating the third annual ziyarah of our revered spiritual guide, Maulana Sang Babacar Ndiaye. I start this speech by greeting God, who says in the Holy Quran, Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. This verse means that wherever you are always with me. And the question one should ask here is, how can God always be with his creature and this latter not being able to see him or even feel his presence? So this will lead us to the second chapter, where we will allow us to greet his messenger. I want to name the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace upon his soul. This is the only prophet whom God says, Wahlamu anna fiikum Rasulullah, meaning wherever you can be, you are always with my prophet. If you believe in the prophet, so you should ask, you should take this into account. How can a Muslim always be with his prophet from life to death without putting an eye on him? His way is called Sharia. Then in the third point, we'll greet the one who brought the way leading directly to God, meaning the Tariqa. And this one is named Sheikh Ahmad Tijan, whom God says in the Quran, Innamal waliyukum Allahu wa Rasul, meaning that know that this waliyu named above is God and the Prophet at the same time. Thus, if you people want to know the significance of these words, you will need the vicegerents
I want to name Maulana Sheikh al-Islam, Sheikh Ibrahim Niass, who said in his writing, Awjadani haqqan li jabri kasri, wa innani waqilu sirri sirri, meaning that God has only created me to weld what was broken, because he gave me the secrets of secrets. You might be obviously asking yourself, what does weld the broken means? But you should know that there are still some living people who think that God lives in the skies. There are others who assert that God lives in the earth, meaning in the underground. And there are those who say that God can only be seen in the hereafter. But today, we are proud because we do not belong to any of these lost people. Because Sheikh Ibrahim gave us the first of first, the Lord of the Lords, the conquering King of the world, the ever faithful, ever shown, Maulana Sang Babakar Njai. Oh, Sheikh Ibrahim, it's you who said, Fa'ahilni Ibrahim inda mahakaza. Fa'ahilni Ibrahim in lam tudariki. Man lil majazibi bahda shaykhi in khariqu. Man lil mahrifi wa asrar wa asafa. Man lil mudir ladal khadarat ayna lana faydu yaduru maha kasati mukhtarifa. Meaning, how great my disappointment would be if all the stuff stopped here. How great my disappointment would be if there is no one to relieve me. Who will feed these thirsty for knowledge after the lead has gone? Where is the one who will bring God's knowledge and secrets? I'm calling for rescue. Where is the one who will turn around the worldwide? Where is the one who is the Faidu's owner, who will share cups and cups of holy knowledge? Dear audience, unless you doubt of the quality of the man sitting here, I give you proof. Sanginjai is the one who found us dead and make us live. Sanginjai is the one who found us deaf and made us hear. Sanginjai is the one who found us blind and made us see. Sanginjai is the one who found us dumb and make us talk. So thank you for all of this, Sanginjai. Sheikh Ibrahim is the one who said, Rafaqani min qawlaqal aminu, fahuwa aminullahi la aminu, wa min Dakara, hina tirtu ja'a hayrul wara wa batini ada. We were together strolling in Kaulak. I'm talking about the trustworthy. And I ain't lying. Once in Dakar, when I flew up, he landed to highlight on my hidden side. The one that will highlight Sheikh Ibrahim's hidden side is none other but Maulana Sang Babakar Njai. Hala Sheikh Ibrahim, fasirtu biza atwil maqamati, ta'iran ila khadrati, kullu khijabin biha an qasam. Sang Njai, you made us know that land called Nasot, and we will never thank you enough for that. Dear audience, thank you very much for your attention. And I will tell you something. We will love Sanginjai forever. Thank you very much. Jazakumullah Seydi Baro ñuy ndokkel kàddu yi bu baax. Bismillah Seydi Mamadou Ousmane bismillah. وهادينا إلى خليفته حتى نرى ما نرى ولا نرى إلا ما نرى. ألا ليت شئري هل يرى الناس ما أرى ولكن صدور العالمين قبور. محى المصطفى ما قد رأيتم وإنه أتى بسراج في البلاد ينير. أخاطب خير الناس وهو معي وقد وجمت شعري للمقال يشير. تراني وإني غائب فيه هادرا وفات لسان المات كل صبور. فبيعي وحرسي ثم كسبي بذكره وذاك بي لا تراه يبور. وذلك حرثي وهو بيئي وثروتي وأكلي وشربي منه نلت رواعا.
والصلاة والسلام عليك صلاة منك نحوك سجدي كذاك سلام للصلاة مساوية